na ñoo xam ne dañ naan sama doom nu mu mënti mel ma uuf parce que séquelles ak conséquences yi ñu gis moo tax dañ ne bu may ndox sax ma jox sama njaboot parce que yéen sutura bu bëri amoon na am na ci ñoo xamante ni sax dañuy remercier ñi leen yar parce que dañuy wax ne ci tàngaay bi kële dalay yar ak tàngat parce que noonu la ñuy jubbantee loolu la ñu jàpp ne mooy jubbante mais pour ma mën a continuer si sama développement am na si ñoo xamante ni tey papa amuñu dara ci àdduna seen àdduna yàqu na ci de par leur comportement ci par seen am te ci seen biir ëtt lañ koy defee ëtt yaay baa ëtt baay parce que lan ñañu fa fekki jàppeewuñu leen comme doom noonu ngay gisee ñi nga xamante ni Sophie malgré nag parce que man dama koy wax nit ñi damay wax jaar-jaaru àdduna jom moo koy fay ci biir ñaar yi moo am dañu lay yar jàppeewuñu la comme doom nga jaar fa sànku muy double pertement ñu yar la jàppeewuñu la ka am comme doom nga jaar fa am jom bëri na tey ci réew mi ay nit yu am jom lool du ci biir kër gi la ñu fippoo dañ koo muñ dóor fippu bi si après muñ saaga muñ coow bu am ñu ni la yow la muñ xiif muñ mar muñ beddi ngir ñu mën ko transformer ëllëg en jom ba tax ne démb ñi nga xamante ni dañ doon xas démb peut-être ñu nangu tey et puis am na si doom yoo xamante ni rancune boobu papa pour en revenir à l'histoire de Kocc Barma moom la ñuy màggaale mooy problème yi ngi fi dégg rey seen yaayu jiitle wala rey seen baayu jiitle parce que ñoom jàpp nañ ne perte nañu ci àdduna ba pare donc man pour man ci seen papa wala seen mais effectivement man pour man soo bëggee nit war nga ko bëggale ak doomam yar nga yaatal sa dënn te xam ne comme on est dans une société sénégalaise mën nga tombe ci ki nga xamante ni kii la te xale croissance day toll foo xam ne ci lay xam àdduna ci lay gëm boppam ci lay defaru mbaamu yàqu bàyyi ba ñu ko war a wax sax pourtant kilifa bi day mët kilifa parfois ci këram mais day dem liggéeyi balaa moo wàcc fekk na ne la ngay dund ca kër ga dund nga ko ci ba pare soo waree wax ak sa yaay bu fekkee baayu jiitle la sa yaay du la déglu xale du nettali bu fekkee ne yaayu jiitle la même chose nga màggaale ak rancune màggaale ak naqar yoo xam ne mooy li ngeen gis aujourd'hui dans la société ay nit yu nangulantewul ay nit yoo xamante ni loo leen wax ñu mer ay nit yoo xamante ni loo leen wax ñu jooy parce que ils ont trop pris sur eux donc éducation bi effectivement am na fierté mais il y a aussi beaucoup de déception du côté des enfants. D'accord maman Oumou. waaw merci beaucoup Sophia thème bi ngeen indi tey tabaarkalla macha allah dafa am solo muy éduquer l'enfant d'autrui entre fierté et déception nu may duggee système bi mooy damay indi démb nu ñu daan kan lan daan jox mu yaral la waajur yi dañ daan toog gis seen nawle seen mbokk léeg-léeg mun na doon sax ku nu bokk lu dara jukko ya mu yor ñu gis ñamu yor ñamu yar fi ni jaar mu jël doomam ñëw ni lay jox la te dañ la koy teel a jox ndax it doo jël sa doom ba mu yàqu ngay dem di wuti ndimbal day xaw a doy waar naka ngay yaree xale dafa am solo yarkat dëgg yi dañuy saytu jikko xale di nga gis xale bu dëng xale bu dëgër bopp dana am benn nit bu muy rus nit kooku moo naan ko bàyyil mu bàyyi nit kooku moo naan ko toogal mu toog ndax kooku na caractère xale bi xool na jikko xale bi ba war a mun a xam fu muy jaar xale bi soo koy yar dafa am fooy jaar ndax ñun ñëpp jaar nañu daara sunu dëkkul woon si daara jaar nañu daara sunu sëriñ yi dañu daan jàngal ku nekk ak pédagogie bi ñu daan utiliser ku nekk ak pédagogie bu ñu lay yaree même ñun suñu kër beneen kër boo dem c'est toujours comme ça parents yi dañ daan am seetlu xool ni ñuy yaree xale rawatina nag doomu jàmbur bi ñu la dénk mag ñi dañ daan fexe ba lu baax ñu jox doomu jàmbur bi bugguñu mu jooy bugguñu mu rafle bugguñu mu xiif ndax dénkaane la ndax ëllëg bugguñu rus si kanamu ki leen dénk dañu daan góorgóorlu si yaru xale yi di ko def ba tabaarkalla macha allah xale bi màgg du bugg sax ñibbi kay woy juram day am léeg-léeg nag di nga gis koo xamante ni dina ñëw mu yar bu metti nga ne dafa soxor dafa nangam dafa sàngam benn anecdote rek am na xale bu nu yaroo ndowoon foofu fa ñu dëkk turandoo ma ko yar bi metti noonu na ñun ñëpp xamoon nañ ni paa bi yaram dafa metti mu yar xale bi xëy bés ba xaw dëgër rek dem ñibbi
kër parent am yi tey bi mu dellu see nee na réccu na lu mu demee parce que paa bi tabaar fakàlla macha allah ñi muy yar yëpp tabaar fakàlla macha allah jàng nañu tabaar fakàlla macha allah am nañu réussite tabaar fakàlla macha allah moom mu toog reconnaître loolu moo tax yar bu ne façon yar bu ne am na nu ñuy yaree nag tey waajur yi dañuy jël seen doom joxe bopp rocc ci làmmiñ te avant aussi li may wax toujours c'est la société qui éduque l'enfant dañu lay yar si biir kër gi yar la si biir quartier bi yar la si biir gox bi soo deful naka sa dul noonu Prospère mi dajeek yow da lay corriger te amaana say waajur wala kala yor sa tuteur du xam ni def nga toj boobu su Prospère duggoon tey seen kër da ngay daw di làqatu yaakaar ni dafay ñëw kalaame li nga def mais tey loolu amatul kenn du nangu ñu yar sa doom si biir kër gi ngeen dëkk rek sax doo nangu kii laal sa doom fu nu jëm il faut que ñu taxaw parce que yar xale tey jii ñooy doon magi ëllëg te suñu deful si ñoom yar defuñu si ñoom diine ku mu mënti doona mooy doom bi nga jur ak doom biñ la dénk surtout kañu la dénk parce que nit su amee yaakaar si yow ñëw indi la njabootam ni la yaral ma ka war ngaa am lu positif loo ci war a def ñu ñëw si mbirum ay doomu bàyyi jitle ak ndeyu jitle dama yaakaar ni ka nga jurul ka nga ngeen baal ma si terme bi li olof di wax ka nga nàccul si kawam kooku nga war a gën a góorgóorlu yarka ndax gis nañ ko fi de ay kilifa yu fi nekk tey seen bàyyi jitle seen jabari seen ndey jitle ñoom la ñu gën a fonk seeni waajur sa wujj yaay yar la nga yor yar boo xamante ni tabaarkalla macha allah yow sa kër yaay soo fa demee yendu doo fa añ da ngay yàkkamti dellu si kër ga ndax téye bi la téye jikko ji ni def si yow kon nag yar daal mooy yar metti na di nga gis lu neex di nga gis lu naqari waaye muñ xale da nga war a dëkkal si bopp muñ am jomm doomu jàmbur bi ngay yar doo yar pour dóor yaral ni ko amal jommal def nangam jommal def sàngam yow mi kay yar it nga am jikko yooyu ndax yaay roy waayam d'accord maman Oumou naa ñëwaat ci yow merci allez Aziz waaw franchement thème bi am na solo lool mais boo ko doon natt ci fi mu gën a nekk mooy déception bi moo ci ëpp fierté bi waaw ci génération bi ñu nekk xam nga dañoo tàmm naan ay lawoon wala mu njëkk ba wala mag yeeg yooyu nekkatuñu ci monde boobu nekkatuñu ci vie boobu parce que tey jii li xale musaan ruus wala boo musaan dégg dëj doo génn boo musaan gis lu la tiital di nga toog une semaine yoo xamante ne dina nekk ci yow loolu moo amatul ci monde bi ñu nekk nii parce que tey jii boo njëkkee ñëw sax ci kër ga ki nga gis comme nga bokk ak nit ki ndey ak baay doomam bu déconné nga corriger ko mën nañ la plainte yow comme si que keneen ñëw ca kër ga parce que déception moo ci ëpp ndax moom bu ñëwee ci kër ga ñan ne ci biir kër gi ñoo lay njëkk a influencé naan kii li muy def doomam du la ko def léegi bu ko defee day am benn fugg bu mu lay jox yow looloo lay poussé ci sa ñàkku jom ak ci sa mbon ak sa maanaam yow réussite moom doo ko mës a am sa life ndax tey jii bu ñuy yar xale yi yar xale fu mu toll nii moo gën a metti ci àddina ci biir bi ñu nekk ndax li gën a garaaw mooy ci monde bi ñu toll ñun ci ak société bi ñu nekk ñun suñuy xale lépp lañ jëlee dënn pour ñoom lépp luy mag def rek dañ koy def ndax suñuy xale tey da ngay gis xale bu am 16 ans li muy njëkk a xam mooy make up crayon wala bu fekkee ci jigéen make up crayon pose ongle def yooyu yow kooku moom yóbbu na boppam 18 ans déjà te yow nga gis sa doom teg cheveux naturel rek yow waroo ko sax nangu parce que xale daa am 16 règles de base yoo xamante ni loolu il faut ñu jàngal ko xale yow mi koy yar yaa ko war a gën a mën a dëgër bopp fuuf moom bu demee ba am ngoru dëgër bopp yow wan ko ni maa la gën a dëgër bopp fuuf ci geste xale yu noble yu muy deful ay gestes yu bien yi muy def nga ko ci encouragé
ci loo xamante ni def na ko loo xamante ni waru koo def nga corriger ko ci saa si immédiatement. mais tey jii dañ lay jox xale ba pare tamit monde bi moo dépassé jox xale quoi duñ dégager ay responsabilité ndax nga jur sa doom ni doom neexee ki toog amu ko mën na am kooku amul doom nga jox ko mais doom lañ dul joxe tolluñu fu ñuy joxee. doom kon yow naan d'accord ci doom bu ñuy joxee di ko yar. nanguwuma loolu boo doon naan ndox wala ngeen di baxal suuf yàlla mu ngi fépp sama yàlla mooy sa yàlla mooy yàlla ñëpp. dëgg la te moo may jox moo lay jox mooy jox ñëpp. kon tey jii li gën a man dama ko ñaawlu moom man mën naa muñ lépp sama laaj ba mu des nga jur sa doom ba pare ci famille yi sax da ngay gis yaay yoo xamante ne amuñu seen jotu doom ba amuñu sax seen jotu doom bala bay am seen jotu doomu jàmbur loolu daa mën a nekk mënoo yar sa doom nga bëgg a yar doomu jàmbur. yow it nga jur sa doom amoon leen looy def yeewul fajar ngay xëy di liggéey wala nga yeewu fajar di dox ci mbedd bi da nga gis ay taalibe yu am 2 ans 3 ans wala 5 ans nekk ci tali bi di dox doon lu ndaw di dox ci territoire bi nii. ngay laajte ana waajuram ah ngay laajte ana waajuram dans ta tête c'est vrai seen waajur yi ba pare tamit xale bi ngay yar pour nga am ci loo xamante ni neex na la ci mooy parce que tey jii faute bi ni muy nekkee ci yaay yi noonu lay nekkee ci doom yi tamit. ndax tey jii mën nga am yaay joo xamante ni muy xoolee xale boobu du ko xoolee sax doomam ji mu sukk jur ndax kooku peut-être yërmande ak bu xalaatee yaayu xale bi kat moom ndeysaan ba muy dund daf ko bëggoon wala papay xale bi daf ko bëggoon moom ko loolu lay xool ci moom. wante bu fekkee mère yu pànk yi nga xamante ni dañu doon wujjeeg xale bi dañu doon wujjeeg seen yaay yi. comme li Sophie wax. xale boobu dinañ ko mbugal koo xamante ni ba pare di ko yàq nag ni ñu koy yàqee mooy. fépp foo xamante ne xale bi waroon na fa am grandeur déception lañ koy def wala ñu defal ko loo xamante ni fu ñu ko war a fekk fu ñu ko war a nawee dañ koy réduite ba mu ndaw ba pare sànq da nga signalé point bu am solo mooy xale yu góor yi ñuy jël yu ndaw yoo xamante ne ay doomu jiite la ñuy doon nga leen di yónni ay marché ak waañ ak dëbb ba bu ñu waxee nga tiit bëri na ci génération tey. dañuy efféminé. trop même bu ñu waxee moom da ngay boo déggante ak ñoom téléphone nga ni waaye soxna si yow sa baat bi neex na de. te pourtant góor la mais de nos jours éduquer c'est plus dur lépp loo fi mënti gis ak lu mu mënti doon éduquer moo gën a metti ndax kenn ñaanul yàlla ñu jox la doom nga am ci déception kenn ñaanul yàlla am sa doom nga am ci déception loolu rek laa am du ma ci doon. ayca Prospère merci Aziz dinaa ñëwaat ci yow. merci beaucoup madame Diallo. comme ni ko ñëpp waxee ah c'est un sujet très 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 délicat pour la bonne et simple raison. que damay wax ne mission yi yàlla dénk doomu aadama ñaar laa jàpp ne ñoo ci gën a metti mooy ki yàlla dénk wërsëg ak ki yàlla dénk njaboot goo war a yar muy boo jur wala boo jurul pour man ce sont les 2 missions les plus délicates parce que yooyu bokk na ci ñaari mission yi nga xam ne yàlla ngay rendre compte directement xam nga bu dee les 5 piliers de l'islam kooku yàgg yàlla la yërmandeem dépassé na nga am ay rëq-rëq mu jéggal la mais alal jum la jox ak doom joo yar pour man ñaari mission la yoo xam ne mission gënu ko délicate ndax dama am sama papa daf ma wax lu am solo ne ma xanaa xamoo ne bu fekkee ne alal la yàlla ku ne xam na li la doy su la joxee lu ëpp li la doy dafa bëgg nga séddaande doom it noonu ku yàlla joxoon benn doom bu góor benn doom bu jigéen doo mën a waat ne aw ma doom waaye bu la si joxee yu bëri ba toftal ci ñoo jurul bëgg nga yar a tax ay mission la ma wax ne quand même wax dégg naa sànq ñu ne doomu jiitle du doom depuis ka taaw Kocc Barma may wax ne quand même il faut qu'on reconnaisse une chose entre temps wu Kocc ak instant bi nii beaucoup sunu mentalité évolué na bu bëree parce que à la place de doomu jiitle du doom léegi damay dégg ñu bëri te loolu slogan bu baax la ci suñu société xale póot la fóotal weeral kenn xamul kuy weri ëllëg loolu dégg naa ko léegi mu sax suñu société c'est extrêmement important parce que dañu dem ba gis ne effectivement lu bëri mën na xew ci diggante wayjur ak doom sànq Aziz da nga wax ne jamono bi ñu nekk nii sax kenn dénkaanatul doom c'est vrai c'est pas l'idéal mais dafa am yoo xam ne Aziz cas de force majeure la
yàlla boole la ak jigéen nga bëgg ko ñu may la ko fekk sëy na ba tas ba am ñetti doom yàlla bu muy doomi jigéen nag nga xam ne seen ndey lañ war a nekkal da nga ciy waslu àq yàlla nattu jigéen mu bëgg góor gu ami njaboot moom mu ñëw dugg roof war a uuf doomi jëkkëram c'est des cas de force majeure c'est-à-dire comme nga ñëw ca dox ca labat ba. mun nga indi tey xale bu jigéen ñetti doom yi. mun nga leen indi kereen bis kereen mais suba boo demee ba takk ba yow la nga doon séntu labat ba yëpp nga am ko. xale yi ñoo lay jëkk a fàtt. waaw foofu laay daanelee. foofu même ma ñëw foofu laay daanelee lenn aussi mën naa koo seedeel jigéenu Sénégal. gis nga buñ ku ci yàlla dénk ay bant ba am ku lay labat li ngay njëkk a def mooy mënoo maa bëgg bañ samay doom. dëgg la loolu boo ko lijjantiwul ca ndoxaan ma. boo ci duggantewul excusez-moi ci labat ba bu ëllëgee lu dal say doom yaa leen ko teg. mais yow leer na ne xale yu góoru Sénégal aussi nañuy labatee du noonu la ñuy téye soxna. oui mais du ñëpp. fa laa jëm si nii bien évidemment. waaw fa laa jëm si nii. parce que pour wax la na c'est que j'ai voulu tout à l'heure rek wax Aziz ne ko nit nekk na ci contexte boo xam ne nii contexte force majeure lay doon. du nekk forcément dénkaane. parce que wax na ko sànq sa fi nit am na jigéen. mu sëy ay ati at ba mu leer ne kii toll na ci période boo xam ne ni mënatul am doom ne ko jox ko doom ne ko say doom say kii laa la laaj say yax laa la laaj ay yaxam laa la laaj pour mu koy wéttali di ci am plaisir u effectivement ëllëg mu muur ko maye ko plaisir bu mu waroon am ci doom rek mu am ko ci gis nañ ko fi am na doomi càmbiñ am na sa doomi jigéen am na sa doomi jëkkër sa doomi jabar n'est-ce pas toppee parce que loolu suñu société la bokk c'est culturel muur la ngay sëy ñu jël lu ndaw boole la ak moom mu ànd ak yow loolu yëpp day nekk ci contexte boo xam ne nii culturellement lu ñu accepté la suñu société gis nañ fi jërim baayoo yooyu yëpp dafa am suñu société yoo xam ne nii mooy permettre yow effectivement wala en tout cas mooy créer les conditions pour nga yar koo xam ne nii yow soqeekul ci yow may wax nag ne foofu la défi bi nekk mooy li ma doon wax sànq pour man kooku moo ëpp défi tey ma def ci yow loo xam ne ku ko gis xam ne kii kat ay la yëwen juru ko waaye wàccu na ak moom waaw loolu nag dafa am lu koy maye ci suñu société bii mooy tolluwaay ci yàlla li tax ma ne tolluwaay ci yàlla mooy Aziz yàlla mën na laa boole gone goo xam ne boo koy métital ma sàmb du gis ma démb du gis mais bu kun borom bët baa ngi lay gis yow yaa ngi dégg mu nekk aussi une situation extrêmement sensible ndax xale du fàtte gis nga xale loo ko inculqué moo xam ci métit moo xam ci bànneex dafay màggaale ak moom moo tax que muy xale buñ la dénk wala muy koo jur wala sax koo doon wujjeeg ndeyam parce que sa fi wax ne ko sànq loolu souvent jigéen ñi la ko yàlla nattoo pour effectivement ñu mën a am benn grandeur bi mais gis naa ne quand même avec l'évolution de la société c'est des choses qui ont tendance à disparaître parce que comme ni ma wax sànq ñi nga naan xale kat póot la da ngay fóot rek ba mu normal xayu bàcc fóot weer kenn xamul koy weri te loolu nekk slogan boo xam ne day ñëw petit à petit remplacer li ñu naan doomu jiitle du doom wala doomu jàmbur du doom parce que mën nañu inverser la tendance exactement à quoi faisant mooy ki nga xam ne yàlla boole na leen nga yilif ko nga def te yàlla tax parce que def te yàlla tax mooy waral effectivement nit dugg ci kër comme wax nañ ko sànq ku waxul sant du ñu xam ku sant nangam ak ku santul nangam. pour man foofu la défi bi nekk. te kooku lenn rek moo la ko mën a may mooy di bàyyi sa xel ak foo mën a toll comment dirais-je ne yàlla ngi lay gis. parce que effectivement moomin alalu yàlla la. boo ko defee base muy ki nga jur ak ki nga jur différence bi du am. yaa xam da nga doon wujjeeg ndeyam. yaa xam da nga mere baayam yaa xam ak quel que soit le contexte. ne ko ci moom parce que ki la xam nga confiance xam nga gis nga dénkaane. c'est un pacte de confiance colossal. dëgg la kenn mënu ko mesurer. dëgg la Aziz yaa ma doy sama dooma ngoog maa ngay dem yàlla xam kañ laay ñëw. c'est un pacte de confiance inestimable. ñu war a bàyyi xel ak foo mën a toll nag que ne borom benn bët bii moom mi ngi lay gis ngeen wéet
ba sa xel dem ci yegg ci kawam yàlla ngi lay gis. Prospère fi nga taxaw noonu foo mu am importance dafa am benn présidente association bu ma envoyé message ne ma par exemple ñoom kaay ñiy am ci mois bi forcément dinañ am benn cas similaire c'est-à-dire ñi nga xam ne